www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. asalaamaaleykum mbokki internet di émission bu mag bi tàmbalitin di max lamb maanaam maximum de lamb ci site bu mag bi di Sénégal 7 nga xam ne bëri na numéro yu fi jaar waaye bi ñu génn ñu ngi dalaloon Amadou Mbaye président amateur authentique bi ci toftaloon dalaloon nañ Bour Gueweul ak Bul Laal dalal nañ ko li fay ak Sam maanaam li ñu dalal ci ay ndaanaan bëri na noonu rek la ñuy def takk suñuy jaaj wëri waa làmb duma dalal kenn ñu ne kii lañ lay def ci émission bi waa làmb laa fiy dajal bu ko defee bàyyiwuñu promoteur amateur bu ko defee ñu waxtaane làmb tey nag ñu ngi dalal champion bu ñu naan Soundiata dëkk fii ci Diamaguène di ndaanaan waaye nag tey ñu ngi dal ci kër Leye Ndiaye promoteur di ndaanaan boo xamante ne ni bi mu duggee ci làmb ba léegi mi ngi bay waaram di jàppale xale yi di promoteur bi njëkk a tëgg ci arène nationale waaye Soundiata mi di mbër mi nga xam ne moo njëkk a bëre arène nationale tey moom la ñu dalal bu ko defee ñu wax ñu moom mooy kan ñu waxtaan rek làmb ndax jàngat bi bëri na ndax ba ma ñëwee léegi rek nee na ma père kañ la saison buy ubbi kon li ma naan amateuru làmb yëpp ak mbër yi ñoo bokk feebar mooy kañ la làmb di tijji ndax ñi ngi entraîné moom mën naa ne mi ngi ak avance ndax jiboo na bëri na ay adversaires yu ñu ko doon proposé waaye li ëpp ci combat am nag promoteur bi ñu dalal moo koy tëgg danañ wax seen diggante ñoom ñaar bu ko defee dañuy bala maa sori rek dama koy jox mu nuyoo champion maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay père Maxi suñu père suñu lépp kenn du ne làmb te tuddoo père Max loolu yàlla dogal na ko maa ngi nuyu waa Diamaguène mi ma dëkk fii yëpp di rafetlu émission bi di xam ne ñu ngi lay suivre bu baax yow yaay làmb yow moom loo bokkul baaxul émission bi ñu ngi koy suivre bu baax waaw. wax jërëjëf Soundiata waxuma man comme la ma waxoon sama fils yi fi jaar rek man duma laaj kan mooy Soundiata ndax am na lu ma xam ci yow mais pour ñi lay seetlu ñi lay xool soo leen doon dox yow yaay kan loo leen di wax kan mooy Soundiata. dama la naan Soundiata benn xale la bu dëkk Diamaguène rek defagul dara ci làmb nag mais mi ngi góorgóorlu di ñëw nànk-nànk rek waaw def nañ fi ay combat def nañ fi 14 combat am nañ 11 victoire am nañ 10 victoire ak benn match nul ak 3 défaites quoi. loolu du caaxaan ndax am na ñoo xam ne nee nañ yegg nañu te defuñ sax 10 combat yow nga def 14 combat ba pare ne dafa guma dara ci làmb loolu day wane ne da nga gëm ne li nekk sa kanam moo ëpp li nga toll. dama daan dégg père Mansour Mbaye mu ne 100 pass nga ubbi benn pass ne champion nga wax boobu day jël sama bopp ba léegi te ñun fa lañ toll quoi pour man benn pass rek lañ ubbeegum léegi nag. man na xale yi jaaxal nañ ma quoi ñoom daal ku ci gën a dégg rek nga ne nii ndeysaan baamtuwaatal li nga waxoon léegi champion ndax loolu dafa am solo ndax gars yi li ma naan champion ak suq bu neex la du benn da ngay gis ko am ñaari tàccu rek ne yegg nga te làmb du benn fan carrière la baamtuwaatal li nga waxoon léegi champion. dama ne 100 pass nga ubbi benn pass ne yegg nga loolu ku xamul àdduna ak ku xamul foo jëm da nga koy wax te nee nañ yoon bu jeexagul lu ne xaj na ci te làmb dafa doy na waar nekk na sport boo xam ne tamit dafa compliqué xanaa ku am ndimbal dëgg boo xoolee làmb ji ni mu mel ñi si am sens am ci ndimbal dëgg ñoo ci rëcc moo tax góorgóorlu wane jom dong moo fi nekk waaw même bu si sa sens nekkul la nga wane jom man loolu laa gëm mbir moom boo ci nekkee même sa sens bu ci nekkul bu kenn kii ku ñàkkoon jom na ci lim nekk waaw man loolu laa gëm. waaw loolu am na solo bu ko defee turu Soundiata topp na la ci mbapat est-ce que yow mbapat nga champion. mbapat naa waaw mbapat naa bëri naa ay terrain bën arène Tukulóor municipal fii waaw bëri naa fi ay combat yu bëri yenn saa tamit damay dem ci àll bi di bëri ak affaire yooyu. sa mbapat laa bëgg nga dellu si ma ci tuuti rek pour ñi lay teewlu lan moo la ci gën a marqué. sama mbapat li ma ci gën a marqué mooy li ma dugal ci làmb sax mooy dama nekkoon booy sama ànd ak sama mag ñuy liggéey ci Dakar ma amoon benn mbër bu fa nekk da daan romb foofu saa yu rombee ma ne kii de Bass Ndiago moo ko mën boobu Bass Ndiago mooy suñu mbër fii quoi gaa ñu waxee ma ne kii baas ko mën
mais Bass Ndiago gis naa mu bëri fan su lool gis naa yéen xale yëpp da ngeen ko supporter lan moo waral loolu. non parce que boobu ñun moom rek lañ xamoon moom lañ après génération ñoom uñaa xam nga ñun luñ ci fekkee bariwul mais Bass Ndiago lim ñu magee sax bariwul mais ñu daanaka benn génération la rek ma ne waa ji Bass Ndiago moo la mën fekk am ku doon tëgg foofu ay mbapat ak yooyu mu ne kii jox leen ko Bass Ndiago waa ji jékki-jékki dama yow da ngaa bëri wax saa yu rombee nga ne ma jox leen ko Bass Ndiago ma ne ko waa kooku moo la mën mooy suñu mbër waa ji jékki-jékki rek song ma ba ma songee nag rek ma dëbb ko placage mu daanu ci taabal yi nekk foofu léegi mu ne bëreetuma kooku ngay wax sax Bass Ndiago léegi yow lay bëreel sama grand bi ne non kii du mbër mu wax ma ne leen du ma mbër mooy li la yàlla war a boole rek ma ne du ma mbër gars yi wax waa ji ne ma yow léegi mën naa la fay 50 000 ma ne ko hee man du ma mbër sama liggéey bi laa tal mais temps yii nag maa ngi nekk ala accu ci ñoom Bass Ndiago ma ñëw wax ko ñoom Bass ak ñoom kulu ñu ne ma non demal nga bëri garaawul si laa commencé di entraîner nànk-nànk di bëri ñu dem bëri arène Tukulóor la ma yenu ko ba si kaw dóor ko si suuf gars yi nag commencé gars yi ne ma non faa nga nekk mbër si laa gis benn gaayan foofu mu tëggalaat ma combat Sat Ndiarème ma dem bëriwaat ma ñëwaat fii gars yi boole ma gàddu kooru Aline Fall bi ma ñëwaat bëri après si laa commencé di bëri ci mbapat yi nànk-nànk fa laa jaaree nag nekk mbër. waaw loolu moom day wane ne lu yàlla destin la lu yàlla rëdd sa jëla mais fooye woo ko woon comme li xale yi naan judd fekk ngembali ci kër gi fekk nga say xarit di bëri rek nga dëkk ci goxu làmb doon ko fooye ba mujj doon mbër. waaw te boo xoolee làmb ji majeure partie bi yëpp noonu la demee boo xoolee làmb ji ñi ci fooye bëri dëgg bariwul ñu ci bëri par maanaam fekkee ma ci boole parce que àdduna moo doy noonu àdduna moo toll noonu di nga gis ñoo xamante ne dañuy jékki-jékki benn affaire xew-xew rek moo leen ciy dugal quoi mais man moom wax dëgg sama dugg làmb noonu la demee quoi. léegi turu Soundiata ci mbapat la topp wala ci arène la toll lan moo waral turu Soundiata ñoo xam Soundiata mu di buur boo xamante ne nii ci kànding yu mag yi la bokk nga dippee ko sa bopp. waaw xam nga làmb affaire jàmbaar la ba muy bëri mbapat booy jàmm gën laa tuddoon. maanaam mbapat bi booy jàmm gën. booy jàmm gën laa doon bëree waaw sama mbapat yëpp booy jàmm gën laa ko bëree mais ba may ñëw ci làmb ji benn jour dañoo toog nii di seetaan télé rek boobu sama gars yi ma non booy jàmm gën dañ koy changé ñuy toog di jàpp RTS rek ñu jékki-jékki rek teg film Soundiata gars yi ma non kii jàmbaar la woon moom ngay tuddee sa bopp yow sax sa yaay bambara la yow ngay tuddee sa bopp léegi nag si laa jaar ma ne leen garaaw bañoon naa sax mais sama garaaw ni ma noonu lu si nekk ma ne ko non bëgguma tudd tur yooyu quoi turu bambara la mu ne ma ban turu bambara non jël ko rek affaire làmb affaire gëree la te Soundiata gëree la woon jël ko nga tuddee ko sa bopp si laa ko jël tuddee ko sama bopp ba nii nag. ba dippee ko sa bopp rek ndax jàmbaar la làmb di fi jàmbaar wax naa ko nee naa nit ñi dañoo bëgg jàmbaar mbër dafa war a yor ñaari mbubbam xar ak mbubbam gaynde te loolu nag dal na la yow ndax gis naa ne say dëkkandoo jàmm nga seq ak ñëpp mais boo duggee ca làmb ji nag bëgg nañ jàmbaar Soundiata xam nga ci taarixam wala histoire am dara rek lu la ci marqué. waaw li ma ci marqué mooy nekkoon na handicapé yaayam am lu mu bëgg sant ko doomu baayam yaayu doomu baay bi ne ko bul dem doomam jaa ngi ne amalu ko benn njëriñ lafañ la day raam amalu ko benn njëriñ mu wane jom xaw ma daa wane jom yàlla andi seeg moom mu indi leen ma bant ñu indi leen ko bant ñu indi ko feer mu indi jàppandu ci feer ba damm ñu indi ko bant mu taxaw dem yenu buyu laalo la wax buyu kii xobu laalo bi guy ga la yenu ñu indil ko yaayam ne ko yaay xob nga doon laaj guy gaa ngi nii te loolu jom la te noonu moo tax àdduna lépp looy dugg rek mooy li ma wax sànq na nga ci wane fulla wane ci fayda li des nag da nga koy bàyyi ci loxo yàlla parce que yàlla ku sabab lu rek lay àndal mun naa métti ba nga ne du baax buy baax da lay betti mun naa neex ba nga yaakaar ne dootul jeex buy jeex da lay bett parce que àdduna ci boppam moo demee noonu. waa jërëjëf fils damay dellu si waat ci yow rek ndax dama lay wax sa nekkin ak sa jaar-jaar yaa ngi nekkoon ci ne boo xëyee fajar ngay jóg dem dóori waar bu 4 heures nga ñëw ci terrain bi ñëw ci écrit bi entraîné làmb ak métier moo gën a wóor ndax wolof day wax làmb du métier teglaay la da ngay boole làmb ak sa métier bu la métier mi yoree bu la làmb ji yoree baax na bu la làmb ji yorul boo ci amul sens sa métier yor la wala fi ne dañ daan wax fukki mbër yu ne kenn la ñuy gunge mais léegi c'est le contraire ndax mbër yi ñoo ëpp journée yi léegi mën nga ne 100 mbër yu ne ñaar wala ñett ñoo ciy doon champion boobu ma nga dellu si waat rek ci sa ni ngay dóoree waar bëgg koo booleeg làmb ci. waaw maa ngi 7 heures laay jóg su ma jógee 7 heures parce que Sarr fii laay nekk
Lay Ndiaye moo ma fa yóbbu 7 heures laa jóg bu ma demee nekk ci sama liggéey ba 16 heures ma wàcc su ma wàccee su ma ñëwee sangu changé añ sangu changé julli toog tuuti dem géej wala ma dem écurie ba nekk sama entraînement boo paree su ma mënee jaar saal parce que dëkk bi neexul te mënoo am plus de ay 25 ans 26 ans ba 27 ans bëgg ay di wéeru ci ay nit rek dafa métti te làmb ji ku ne gis ne nu mu demee te am na loo xam ne sax du yëfu maanaam pour man du yëfu nit ku am parce que ñun gars yi da ngay dégg booy yi ñu bëri ñu naan ay xale lañ ay xale mais nekkatuñu ay xale fu ñu toll nii suñu bàyyi ba ñu fay toll réagir nañ lu bari kon loolu rek laay xalaat nekk ci kër li yàlla xam doo yaa ma gën a xam am na loo xam ne du jom quoi loolu kese moom moo tax may góorgóorlu di dóor waaw yenn affaire yi di nga ko mën a fajal sa bopp kenn du la yàpp parce que dëkk bi ci boppam moo neexul koo fëgg buntam tey suba ba fa dellu see boo fëggee même bu nekkee ci biir di loo bil parce que àdduna ci boppam moo métti bul jël sa lépp rek wéer ko ci benn nit waaw. wax jërëjëf dégg naa message bu fort nga xam ne président wu CNG bi fi jóge muy Alioune Sarr yàgg na ko conseiller mbër yi baleen rek concentré wu ci mbër yi bërki démb bi ñu seetee jonn falaa fekk bébé julde mu ne ca marché ba di dooy waar ma ne ko fii si yaa ngi entraîné mu ne ma non père maintien laay def damay dóori waar ndax damaa yor njaboot yor famille te mënuma jël sama soxla yépp di ko wéer ci nit ku lay jàppale wala ngay koy wéer ci benn parrain dafa mel ni tey loolu laa dégg ci yow kon moo lay wane kon nit ñi naan li ëpp ci say combat Leye Ndiaye moo ko tëgg Leye Ndiaye moomu dañ ne moo la yóbbu Sarr nga fay liggéey sa relation ak moom laa bëgg nga dellu suite rek bu ko dee ñëw waxtaan nag ci situation ji làmb ji toll. waaw Leye mun naa ne sama kilifa la làmb ni may wax nii sax yenn saa bu may wax ci média def na non bul waxee noonu parce que man promoteur laa ñëpp laa fi nekkal mën na ko dëgg la mais yow sama kilifa nga féete nga ma foo xamante ne ñi ma bokkal sax féete wuñ ma fa parce que jamono bi yombul ki lay jël naan la doxeel nii parce que bu njëkk xam nga mas affaire xale da ngay entraîner rek ñëw toog ñu lay jox ngay lekk am nit ñi di la xoolee bëti di la jéppi te yow doo ko sax bàyyi xel boo jugee dem ñu ne xoolal luñ teg mu lekk amul benn njëriñ naan làmb la yaakaar. li naan mbëru bool. waaw waa kër gi jéppi la ñëpp jéppi la te doo ko xam sax nga yaakaar ne yaa rey gaynde gi mais da lay teg ci code ne la defeel nii bu weer dee nga am lii salaire yu baax utal ñu salaire yu baax chaque su weer dee nga am sa salaire jox say mbokk jox sa waa kër li des nga yàlla turaal sa bopp loolu moom moo tax man jàppee ma ko sax ay promoteur sama kilifa la walla wax ma ne Leye wax naa ko ma ne ko yow sama kilifa nga sama xarit nga loolu la budul làmb budul dara waaw bu amee làmb tamit yenn saa yi day tëgg ay làmbam am na làmb mu tëgg ma ko Abou Niass fekk ma fi sax gàmmi la ma fekk mais lépp lu mu ciy def daf may boo wax ma ko te man gis nga li yàlla xam doy na xale bu ndaw te ingénieur la boo ko fekkee Sarr ponkalu Sarr yi lay fi ñuy toog fa lay toog. kilifa la man mii nekk ak moom di liggéey xam naa ko du kilifa bu mag la parce que boo xoolee société yi ne Sénégal yëpp amul fu mu ci liggéeyul di ingénieur agréé bu mag xam nga ne Sarr fii ku fi gagné ay chantier yoo xamante ne kilifa la man xam naa ko parce que man fa laa nekk di sant jabaram tamit Ndeexadi ak doomam ji ku baax la ak doomam ji Mouhamed nga xam ne daf maa takk sama waay la yenn saa day jékki-jékki rek ñëw kër ga seet si ma dama laa gëj a gis kër ga mën ko xam nga fan yi rek ñàkk jot. loolu am na solo ñaata combat su ma juumul journée saison yi mu tëgg yëpp li ci ëpp yow lay tëgg parce que bu dul Abou Niass ak Tafa Gueye 2 yeneen combat yi mu tëgg keneen bëriwul te boo nee Abou Niass génnul ndax moom secteur banlieue bi moo ko ñor rawatina jàmm gën jàppalam Sarr ñaata combat la Leye tëgg. tëggal na ma 3 journées la ma tëggal benn journée bi Abou Niass moo ko bëri. Abou Niass moom daa mel ni waaw 4 journées la mos a tëgg 3 yi man benn bi Abou Niass mais moom gox bi rek moo ko ñor comme dafay gis chaque jour bu ñu amee combat ñu ñëw ci moom defal ñu lii mu ne loolu jaratu ko léegi bàyyi man ma def comme ma taxaw comme taxawaay ñoom Aziz Ndiaye
taxaw ko jàppale leen ngeen bëre moo gën te su ngeen amee combat fi ngeen amul combat fi ngeen di ñëw naan ma wool ma diw balaa caat nag ma taxaw jënd licence tëgg loolu la rek billaahi. beneen bi nga xam ne ci ayu président Ablaye Wade invité nañu palais ñu toog mu won ñu maquette ne arène nationale lay doon mujjul fenn jamonoy Abdou Diouf am na fu ñu wane woon site ba ne fii moo war a doon arène nationale dañoo mujj jaay ko def ko ay cité ci ayu Macky Sall ci la arène nationale am muy bijou boo xamante ne nii biñ posé première pierre bi waa làmb yëpp ña ngi fa dajaloo kontaan ci lool ñu tabax ko am na ñu naan 32 milliards inauguration bi gis nga le monde de la lutte dajaloo fa mu pare ñu xalaat ne événement bu mag lañ ko war a tijjee wala combat VIP yàlla def mu doon wërsëgu Leye Ndiaye mu njëkk a faa tëgg yow ngay mbër mi fa njëkk a bëre grand combat ci arène nationale bi ñu koy ubbi nga xam ne histoire taarix da koy bind du dañ mukk ci archive yi loolu lan la def ci yow. loolu damay sant yàlla rek parce que jour boobu ba ma fay dem man ñi àndoon Siteu di dem ci laa bokkoon ba ma ñëwee. biñ koy inauguré. bi ñuy teg première pierre bi. ba ma ñëwee taxaw ak Siteu def naa yow yaa génn ñëw dugal Siteu. boobu man maa ngi taxaw ne ma wax ak policier ba sonn mu ne ma doo dugg. ma dem taxaw ne jàpp sama ñàmbur ndekete loolu yàlla tudd na ne kii moo fi njëkk a bëre. juróom laa taxaw dóor fa Faatiha ak Falaalu saw na lii de jàng naa fa Faatiha ak salaatul Faatiha sama yàlla laay waxal ma ne arène bii de yàlla naa fi bëre parce que kenn xamul yàlla dogal xëy na yàlla dogal ma nekk fa njëkk a bëre moo tax bañ ma ne yaa fa njëkk a bëre ma ne chance la rek parce que ñu ngi ci doon xaar ay Balla Gaye ñu ngi ci doon xaar ay Modou Lo parce que ñoom ñu bëre fa ubbi ko moo gënoon jekk ma ubbi fa mais yàlla li muy dogal kenn mënu ci dara yàlla dogal ne man maa ko war a ubbi dama koy sante yàlla rek te xam ne sama chance la rek Leye Ndiaye tamit nekk promoteur bu fu njëkk a tëgg muy premier journée am mu njëkk fa tëgg kon loolu yàlla dafa dogal ne suñu chance la rek waaw moom it muy nitu défi ñu ne ko location bi 1 million la affiche ba nga fa yóbbu ak na mu rëyee stade ba na mu rëyee ñee mënuñ koo feesal mu ne loolu yitteelu ma man damay tëgg sama tour la tombeek damay tëgg même bu ma ci dee perte loolu lan la def ci yow ndax moom sa xarit la. man mii sax damay toog fii mën na ko Leye te ñoo bañ a def lii mënu ma noo garaawul nañ ko tëgg parce que ñëpp nee nañ mënuñu ko parce que am na ñu ko doon woo sax ni ko bu ko tëgg ni ko bu ko jël parce que dafa seer ñi ngi wax ak waa CNG pour ñu wàññi ko dafa seer mu ne man doy déet dinaa ko tëgg dem yëkkate 1 million joxe ko tëgg ko boo xoolee làmb ji amul sax kii bi publier bi ak yooyu noonu. promotion bi mu waroon a am. amul promotion noonu sax parce que kenn publicité ko kenn defu ko dara mais dafa forcer rek tëgg làmb ji bañ paree ñëw mu ne ma ngeen bëre rek laa bëggoon ma am ci ma ñàkk ci laa yemale yéen yéenee ma làmb ji ba mu ko yóbbu ban ñi damaa wax ba sonn ma kewel damaa wax ba sonn mënu ma déedéet bàyyi ma tëgg ko rek comme bëggoon naa tëgg fële beneen promoteur kii am benn mélangeur bu ñëw fii ñu wax ak moom ba mu dee mélangeur boobu yëkkati dem jox ko beneen kiyam mu ne moom du bàyyi le 22 bi dem tëgg Bargny gaa yi wax ba sonn mu ne mujj gi daam lu mu wax man maay perte wala yow yaa perte ma ne ko ñun ñaan ñëpp mooy perte mu ne ma baax na dinaa ko tëgg. waaw nga bëre Bargny sa diggante Kéwél muy combat bu métti ngeen di doole ju bëri macha allah téye sa bopp mais gis naa keroog sa fans yi dañoo mer ndax dañ ne yow da nga ñëw bañ a daanu kii mënu laa daan forcé woo ko ma gis ñu mujj mer lool mais gis naa boo jógee waa jàmm ak gën yëpp jóg di la pousser vers la victoire sa relation ak sa supporters yi. saa yi ba Maxi ba ma ñëw fii sama néeg mi ngi fees dell booy yi fa laa leen bàyyi ñu ngi fees dell ñu demeen topp ma ne kenn du ma topp taal sama moto daw dem billaahi mais sekkuma ak ñoom dara lu dul jàmm chaque jour ñooy toog muy jouru nawetaan yi man li muy àndal sax ay ñi si ëpp ay heures lañ billaahi du ma ànd ak mbër nii du ma ànd ak mbër ay ñi may boo yi may àndal yëpp ay heures lañ jouru nawetaan yi ñoom laay àndal fu mu nekk ñoom laay àndal ñoom laay defal lépp billaahi bu weesoo suñu waa ikiri nii boo yi may àndal yëpp ay heures lañ fu mu nekk fa laa leen bàyyi ñu ngi fa fees dell mooy centre as bi waa bloc 16 boo yi fa lañ nekk di gée seeni peleeg yooyu man moom ba mbirul làmb sax dama gëm ne nit
da nga war a am comportement bu bien comme ni sëñ Cheikh di wax nite mu àdduna moom loo am te nite woo xamal ne amoo dara parce que yàlla ba muy tagg yonante bi ci jikko la ko tagg taggu ko ne yaa fi ëpp alal taggu ko ne yaa fi gën a da ko ne sa jikko bi neex na ma kon nit ki moom loo mun a am rek fexeel nga am relation bu baax am jikko bu rafet nit ñi seedeel la loolu kese moo am solo waaw. jërëjëf loolu am na solo li dal ñëpp nag dal la ndax su ma juumul lay mi ngi doon wax sa diggante ak Bébé Saloum mais mu jóge sa diggante ak l'an 2000 moo jiboo kon yow li dal ñëpp dal na la saison bi taxaw depuis mois de mars bële le 15 mars saison 2019 2020 ci la làmb ji taxaw promoteur yëpp toog mbër yëpp toog promoteur yi toog ba léegi dara amagul loolu nan nga ko dundee en tant que mbër. métti na torop di wax état bi lu mu ci mën a jàppee na ci jàpp parce que làmb ñu yaakaar ci làmb dafa bari te instant yi nii état kese ci mën a jàpp comme lu mu ci jàpp rek doyul man loolu laay wax parce que am na ñoo xam ne làmb kese lañu yaakaar te instant yi gars yu bari surtout mbapat beeg yooyu gars yi léegi dañuy dem ba ay Gambie di bari ji barki démb rek 12 ans na ma nañ dem Gambie mën na ko demal Double Tyson ñoom ñëpp ñu ngi foofu Gambie gars yëpp ñu ngi foofu Gambie ci mbapat yeeg yooyu kon gars yi lu ñu mën a dimbali gars yi ñu bëri nañ ko def parce que ñu bëri ci leen daan joxe dépense mbapat surtout mbapat yeeg yooyu gars yi bu ñu bëriwul ànd dañuy dugg ci àll bi chaque semaine mu nga fa am sa benn 200000 ak sa benn 100000 bu dëgër wala nga jël sa nag ñëw jaay ko am na lu mu la mën a satisfaire dëkk bi neexul di wax daal état bi Macky Sall wax dëgg yàlla jàmbaar la mais gën a góorgóorlu rek parce que ak góor moom du doy waaw na gën a defaraat rek. waaw mais ñu ne nañu ubbi saison bi ñu ne sport yëpp ci huis clos la mën a am làmb ji nangu ko ñu def loo promoteur yi ay rapport ñu def mais ba léegi saison baa ngi daw léegi ñu dugg ci koor gi bu jàllee nawet baa ngi fi ba léegi làmb ji ubbiwul est-ce que xalaatuñ dem deuxième année blanche de promoteur yaa ngi jënd ay licence écrits yi dem nañ ak école de lutte di affilié nañ mais ba léegi ministre bi waxagul dara loo wax rek ñu ne ministre bi la ñuy xaar ministre bi le chef de l'État lay xaar est-ce que duñ xalaat deuxième année blanche. non mais Matar Ba pour man warul daw responsabilité am parce que ministre de la culture dafa taxawu culture ku nekk sa ministre de la taxawu comme moom en aucun cas dafa war a taxaw wax parce que saison baa ngi dem ay nit nag doo leen jiite ba pare ñuy kaas ku nga xam ne mbëri def na ñaata sortie comme moom dafa war a taxaw tënk leen ci lu leer nañi parce que àdduna noonu la na gëtën gaay yi wax ko lu gaay yi mën a dégg parce que mbëri ay ñun ay sénégalais lañ comme ñëpp culture bi ngi nii gis nañu seen bopp te ñun ay ponkal lañ bu ñu wàccoon ci télé bi léegi musiba naaru laay musiba naaru laay la ah ponkal kenn du ko tëj ci kër te ñun dañoo yaru affaire coronavirus bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu fi ñëwee liñ ci war a def yëpp def nañ ko ci ànd ak suñu président Gris Bordeaux te lépp ci moom lañ woo moom Matar Ba teg ko ci loxo mu teg ko ci Abdoulaye Diouf Sarr comme li ñu war a def yëpp def nañ ko kon boobu ba léegi ñu ngi kaas keroog maa ngi dégg sax Baye Mandiol di wax ci benn site ne benn mbër kaasati parce que boobu ba léegi ñu ngi wax boobu ba léegi ñu ngi wax kenn tontuwuñu bu benn mbër kaasati parce que gars yi dañuy mel ni dañ ñooy mais gars yi lan la mbër yi ci réew mi lañ bokk nañ taxawu gars yi Matar Ba na génn taxaw wax lu mën a nekk ñi xam fu ñuy féete mbër yaa ngi entraîné mbër boo ci gis da nga koy yërëm day entraîné surtout mbër yi jël avance da ngay entraîné bay bëgg a dee man maa ngi nii sama diggante ak l'an 2000 munoo xam da ngay bëri ren munoo xam da ngay bëri déwén da ngay toog rek di xaar jàpp si yàlla. waaw mais damay ñëw sax sa l'an 2000 donte saison bi promoteurs yi ñu ngi jënd ay licence ñu ngi naan écurie yi na mbër yi jënd mais mbër yi moom xalaat naa ne mënaguñoo jënd licence te xamuñ kañ la saison bi ubbi mais li may wax rek mooy l'an 2000 dugg sa écurie bu dee faak Farouche di ndaanaan loolu mu daan ko sa combat ak l'an 2000 est-ce que du risque. gars yi nee nañ risque la mais pour man du risque si man quoi. waaw man li ma jàpp bokk li ma gëm ku nekk sa gëm-gëm ngay waxee li ma gëm mooy du risque si man parce que pour man l'an 2000 erreur yi ma defoon sama combat bi passé sax pour man sama diggante ak moom warul yegg foofu quoi donte ndaanaan la nag mais yàlla baax na bu ñu fa yeggee rek am na match da ngay toll foo xamante ne xam naa ne ñu bëri mere nañ ma ndax sama làmb ji jàll mais da ngay toll foo xamante ne boo amatee combat doo wax quoi da ngay liggéey rek. boo jëfee nag gars yi mën a ci lañu gars yi di comprendre.
est-ce que xam nga l'an 2000 bu baax ni mu doonee ndaanaan est-ce que xam nga ne bi pakala di ubbale kenn mënu koo daan l'an 2000 daan ko terrain gaal gi ñu ngi woon ci la benn lamb bu mag bu amoon stade Iba Mar mais ñëpp a yuuxu ñu ne lan moo xew ñu ne pakala daanu na mooy pakala bu mbuur boobu daa ubbale l'an 2000 di ndaanaan di champion d'Afrique Feu Rouge di ndaanaan mu daan ko ngeen bokk fu ngeen waree yéen ñaar ñëpp est-ce que xam nga adversaire bi nga jël. adversaire bi ma jël xam naa ko parce que Feu Rouge ku ko daan rek ndaanaan nga parce que ñun Feu Rouge mooy suñu idole ci làmb ku ko daan rek ndaanaan nga mais man sax moom ni mu tuddati ménagère am bi Zalba moo ne l'an 2000 nee na bëgg na laa may chance ma ne ko baax na parce que moom moo ma raw ci làmb su demee ma ne bëgg na maa may chance loolu amul problème mais man sax dama ne woon comme xam nga rek làmb ji dafa doy waar mais amul problème mais xam naa am na lu mu yaakaar nag mais yàlla baax na mais ndaanaan la nag ndaanaan la mais bu ñu jàppantee ba tàqalikoo xam naa ne ndaanaanam dana ko réer incha allah. moom nee na xale yi mënuñ koo daan ndax da leen dàq bëre. te moom pare loolu la da leen daan mu pare na la damaa mën bëre du ma sa morom booy dem leen ngeen jàngi bëre man looloo tax mu neex ma. looloo tax nga bëgg a bëre ak moom pour wane ne yow it ndaanaan nga. waaw ndax bu la daanee day naan demal nga jàngi bëre mënu leen bëre maa leen mën maa ëpp doole dama leen dàq bëre yow gis mu daan dama yóbbu Feu Rouge mu daan ko di wax loolu ma ne kii saay la mais nag mun naa ne Feu Rouge dafa jum ci bëre ne Feu Rouge ndaanaan kullu fadd la foo natt ndaanaanam rek weesu na ko parce que damay contact ak moom xam naa ko yàgg nañu bëre mais foo natt ci mën a bëreem rek xamal ne weesu na ko mais yenn saa yi defet bu ñëwee rek da ngay xam ne defet moo ñëw. Feu Rouge di ndaanaan xalaatooñ ne heure bi fi mu ne dana ko weesu mu tegale ay série defet rawatina defet bi ci gën a yéeme sax muy dégganteem ak doomu dàngo Feu Rouge lan mooy problème am dafa respecté tul entraînement yi boo gisee ma laaj la ko bu toogoon ma laaj ko mais ginnaaw ba jege ne la nga ne mooy sa idole lan mooy problème mu Feu Rouge dafa respecté tul entraînement yi wala da cee boole lu ci bokkul. man de Feu Rouge xam nga lan la ko nit mën a waxal mais du ñàkk entraînement moom da koo bëgg ci xolam moom am combat ak ñàkk combat day entraînement moom dafa bokk ci maanaam da ko boole ci vie am mais xëy na làmb di nga toll foo xamante ni di nga nekk ndaanaan sax mais ay jafe-jafe day ñëw Max ñu dul mbër sax dañuy jékki-jékki am jafe-jafe man dama mës a bëri dama bëri Boy Faye dañ ma daan ma koy naqarlu ñaari fan benn booy ñëw ne ma suñu rajo boobu ba léegi yaa ngi toog nangoo génn ndax nangoo génn mu ne man at bi yëpp laa jàng di wut bac maa ngi nii awma mu ne ma jàngaat beneen at bi yëpp pour wut bac bon ma ñaari at nga jàng ko bëgg benn affaire mënoo kaa am yow kii daal na doo dem defarwaat nga dem ma sulaase. moo la delloo si. moo ma delloo si. billaahi ma xam ne àdduna li mu wax dëgg la ñaari at nga jàng ko bëgg benn affaire amoo ko te taxul découragé woo si laa dellu si jug nekkat samay entraînement xam ne tamit noonu la da nga doon daan suñ la daanee da nga comprendre waaw na gën a respecté entraînement yi rek di ñëw écurie ba xam ne ñun ñëpp ay booyam lañ respecté entraînement yi ñëw ci écurie bi barki démb sax ñu doon fubal fi benn match maa ko woo ne ko ñëwal mu ñëw ñu fubal ñoo dóor sax ñu ne waa kii ma ne ko waa noonu la rek ñun ñëpp benn lañ quoi di wax écurie bi di sant paatee gaa yëpp tamit waaw di rafetlu affaire yi moom suñu kilifa la ci làmb billaahi barki sëñ Babacar Si buy bëree nu ma koy faralee sëñ Babacar Si du ma ko wax ci caaxaan buy bëree nu ma koy faralee du ma ko faralee mbër billaahi wallaahi taalaahi te moom li nga xam na ma ko. waaw loolu am na solo léegi nag bala ñoo jeexal rek damay ñëw ci affiche yi nga xam ne moo ne suñu kanam mais damay njëkk rek ci sa frère yi Siteu Papa Sow Siteu jóge ci défaite Papa Sow tegale ñaari défaite suma juumul moom tamit bëri écurie bu bees waajoon nañ ko ñi ne Siteu waratu la daanu ci combat bi Siteu Papa Sow moo ma ci doon def jàngat lan ngay wax ñi lay seetaan. Siteu Papa Sow li may wax ñi may seetaan mooy nañ ñaan yàlla may ñu ndam d'abord loolu laay wax te am nañ ci rafet nañ ci njort parce que maanaam nit ki xëy na Sénégal mun naa ne am na ñoo xam dañu xaw a umpale Siteu tuuti mais ñun ñuy nekk ak moom xam nañ capacité bu ne ci moom xam nañ doole bi ne ci moom xam nañ mën a bëre bi ne ci moom li ne ci moom ci mën a bëre sax ak doole sax xëy na làmb ji xamaguñ ko parce que bëri dóor moo demee noonu tey jii boo taxoon ne Siteu moo dàq bëri Papa Sow dañ lay kii duñ la gëm mais yow loolu laa ko wax ma ne ko da ngay kii rek am na mbër yoo xam ne da nga leen di bett mun nga bëri mbër mu yaakaar ne mu la ëpp doole
comme bu may bëri Aliou Mané bañ dajee stade mu may xool naan ma billaahi maa la di waat maa la pour doole li ma daj ci kéwél gi ma xam ne kii dese na maa xam yow tamit noonu ngay nëbbee sa bopp maanaam bis bu ngeen jëflante ba tàqalikoo rek moom fu mu toogaat ci plateau dina ne booy bii ndaanaan la te xam nga kuy taxaw ne Papa Sow mu ëpp doole Siteu boobu xam nga ne Papa Sow mënul ëpp doole Siteu parce que Papa Sow mënul am presque ay 40 ans bëgg am xale bu bëgg a ëpp doole xale bu am 25 ans mënul nekk moo la gën a njool moo la Siteu daal leen laa koy wax mooy na gën a respecté entraînement am lu mu am doole bu mu ko bu ma lu am doole du ko doy te mu tey dal te xam ne bu ko jàppee gëm naa ni ci kàttanu yàlla làmb ji jeex. waaw loolu am na analyse la waaye nag xam naa boo gisoon ñi ànd ak Franc boo ko gisoon it loolu lay wax ci Papa Sow kon comprendre nañ fa ngay waxee ndax yéen ay xarit ngeen ay partenaire ngeen da ngeen di bokk di contact ay xarit ngeen mais Mama Lamine jël Garga 2 ñi ne risque la ci moom ndax witi woo ci woon dara ñi ne Garga 2 moo ëpp doole moo dàq bëre moo gën a doon daanaan Mama Lamine neen gëwma loolu maa ko ëpp lépp te maa ko gën a doon xale Mama Lamine Garga 2 boo ci doon def analyse looy wax ñi lay teewlu. làmb la làmb ju neex la mais Mama Lamine li mu wax man loolu laa gëm parce que wax naa ko nee naa ko làmb ji keroog bañ dajee taali laa ko wax ma ne ko làmb ji kenn mënul kenn dañuy wax rek nit dina fi jël ma muy jël Bour Sine nii la woon même combat bi la fii bëri na ñoo xam ne dañuy taxaw fi ne non Bour Sine moo mën Mama Lamine da koy duma daan ko bañ ñëwee Mama Lamine moo ko duma daan ko bañ ñëwee Mama Lamine da koo duma daan ko moo la wax ne làmb te Mama Lamine dynamique yi mu nekk ci ay victoire yi mu toog man daal leen laa koy wax mooy lim daan entraîné na ko entraîné lim daan indi na ko indi te xam ne mi ngi ci yoonam bu baax bu ko kenn dutaloo bu kenn def ci xelam dara na ànd ak fitam ànd ak lim daan àndal ñëw bëreek moom daan ko man loolu laa gëm parce que ëpp ko doole gars yi dañuy wax rek mais mënu kaa ëpp doole gënu ko nekk xale bëree mën bërëb la ñuy wax Garga 2 mun na bëre trop mais bëriwu fi li fi jaaxal bëriwu fi li fi Balla Gaye bëriwul dañu waxante dëgg bu dee caxabal beeg yooyu xam nañ gars yi xam nañ lu ñuy bëri parce que moom Mama Lamine ay ndaanaan lay kontaagal kii kontaagal ay Siteu ay Kolifay ay Nakouré la ku gën a nekk ndaanaan Nakouré amul ku ko gën a nekk ndaanaan fii boo ko tegaloon fii Garga 2 saa yu jugee mu daan ko bu jugee mu daanaat ko kuy kontaag ak ñooñu nag Garga 2 du la jaaxal loolu laa koy wax na gën a yokk doole rek te xam ne xale la. wax jërëjëf loolu sax analyse la mais c'est juste benn partenaire buy wax ak ay xaritam léegi damay ñëw nag ci adversaire yi nga xamante ni bokk ak ñoom écurie nga defal ma ci analyse fii daanaka def nga analyse mais da ngaa jëm ci say xarit nag faveur bépp da nga koo def ci say xarit mais c'est normal loolu esprit partenaire la mais damay ñëw rek ñu équilibré Tapha Tine Boy Niang nga xam ne coow li bëri na Tapha Tine nee na ko maa la ëpp lépp Boy Niang ne ko combat bugguma ci doon favori te bugguma topp géejawaay rek ñu naan benn gox laa topp maa la jël dañ ne tey laay dee damaa bëgg a wane sama bopp Tapha Tine Boy Niang boo ma ci doon def analyse champion looy wax ñi lay teewlu. dama naan làmb la Boy Niang ñu bëri jox nañ ko favori mais na xam ne am na combat te Tapha Tine booy bëre bu daal pour nga daan ko problème la parce que poids lourd la te kuy bëre bu daal da koy arrangé ndax bu la jàppee du bàyyi te am na nu mu lay pompé bu la wéeroo poids bi rek da ngay daanu na dal te gën a yokk entraînement yi gën a yokk doole te xam ne Tapha Tine bu teeyee dal neexul daan bu teeyee dal ponkal la neexul daan ba pare dafa jot waaw na gën a entraîné gën a yokk doole lu mu yokk doole du doy lu mu yokk rapidité du doy parce que classe Tapha Tine yi ay bombardier boo leen bëggee daan boo amul rapidité doo leen daan. waa xam nga li ma naan xaayaan ndaanaan xam nga daa ba ñoo xamante ne nii làmb ci seen yaram lay ne mais du ne ci seen xel mais ki làmb ne ci yaramam ne ci xelam moo kooku sax moo mën a doon entraîneur da nga gis koo xamante ne nii mën naa daan réew mépp mais mënta conseiller mbër dara ndax làmb ji dafa ne ci yaramam mais newul ci xelam kon analyse boobu am na solo damay ñëw rek yaa ko tudd léegi Lac de Guiers ak Eumeu Sène bëri na ñaari yoon bu njëkk ba dañoo niil bu mu jëbee Eumeu Sène yoxosu ko jël na ku dem ardo dellu siwaat Lac de Guiers ñëw di déclencher xeex mu yor loog moom këf ko laata ma koy jàpp mu déj ko mu teg fes ñu dem ay at revanche bi ñu tëggaat ko nag diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène Lac de Guiers nee na ko ba ngay bëreeg man danga maa nax waaye léegi màgg naa
te bii duma la may dara te damaa bëgg diggante bi tëkkale bi coow li dañ suñu diggante Lac de Guiers Eumeu Sène boo ci doon def jàngat looy wax ñi lay teewlu sa champion. Lac de Guiers Eumeu Sène moom làmb la te ñoom ñaar ku ne mun naa daan sa morom lu tax ma ne ku ne mun naa daan sa morom Lac de Guiers dafa dal te Eumeu Sène chaque jour da koy déplacé loo jéem a naxante ak moom jéem ko jël ci suuf fi mu ko jaaroon foofu kese la ko mën a jaar ni mu bëre woon ak moom noonu kese la mën a bërewaat ak moom jaan ko sàcc Lac de Guiers boo ko bëggee daan da nga koy sàcc boo ko sàccul doo ko daan maanaam boo ko yoxoo suul sàcc ko lan moo tax nga wax loolu. parce que dafa dal nit kuy bëree dal da nga koy nax rek na nga ko balaa muy kii rek nga sàcc ko daan ko nit ku dal noonu nga ko mën a daanee parce que moom dafa dal xeex ak moom mu rëbëjoo rek balaa muy kii rek nga daw sàcc comme Eumeu Sène noonu la ko def da ko cokkaas mu ñëw di fay mu sàcc ko jël tànk bi lataa muy xalaat mu dëj ko non da nga koy sàcc nit ku dal da nga koy sàcc rek mais Lac de Guiers tamit leen laa koy kii mooy combat bi fu ko nit ñi di xaaree ne leen njuy na ñëw dëggal boppam toog ci ay tànkam dox ci kaw Eumeu Sène xeex ak moom jàpp ko daan ko nit ñi am lu leen neex tuuti sax ci moom parce que chaque jour nit ñi benn bëre la ñu gis yow te yow nee nga mën nga leneen yow yaay ñëw toog sa tànk arbitre prime nga toog say tànk dox ci kawam xeex ak moom jàpp ko daan ko ñu ne ndeke Lac de Guiers mën na leneen nit ñi tamit say fande seen xol xaw a sedd ci yow tuuti da koy jar yenn saa yi nga risqué benn affaire comme pour am dara waaw. waaw analyse boobu am na solo damay dellusiwaat rek ci Modou Lo Ama Baldé Modou Lo Ama yàgg na koo topp fekk na ko fa mboppat lig tëgg na làmb ju rëy ca Mbuur invité Modou Lo ndax xaritam la Ama doon xale bu ndaw seetaan yi fekk Modou Lo dëkk ko Modou Lo ne ko duma sa morom defal say preuve bi waa Rock Énergie yeeg ñi ànd ak Modou Lo riposte bëgg a xeex keroog Baye Mandione daa sumi blouson ëmb Ama ne ko taxawal ba kenn laal la bëgg a nangu coow la làmb di dox mais li jaaxal nit ñi mooy Modou Lo ne ko defal say preuve donte Ama daan na Tapha Tine daan Malick Niang ak parcours bi mu def yëpp am victoire yu bëri mais Eumeu Sène daa dem ba daan Modou Lo daa dem ba daan Eumeu Sène doon roi des arènes ba pare walbatiku may ko chance loolu lan la mën a def ci combat bi su ko neexoon ne ko demaatal ba ci kanam mais moment bi mu koy dëkk mu ne ko defal say preuve daa dem ba daan Eumeu Sène jël roi des arènes ba pare combat bi mu njëkkat bërewaat ci bi mu doonee roi des arènes Ama Baldé la loolu est-ce que war ta tax Ama xam ne Modou Lo fonk na combat bi parce que jógul rek pour sànni roi des arènes gi. waaw Ama Baldé ak Modou Lo dëgg la parce que Modou Lo dafa xam ne Sénégal ñoo soxla combat bi Sénégal yëpp combat bi lañ bëgg mu def li Sénégalais yi bëgg mais man Modou Lo du sama mbër sax mais gis naa moom muy entraîné damay daje ak mbër yu mag yi ñuy entraîné mais gis naa ci moom muy entraîné loo xam ne mbër yu mag yi kenn du ko entraîné daje nañ dine ñaari yoon gis naa li mu fay entraîné Ama Baldé tamit jàmbaar la mais làmb la de ku ne mun naa daan sa morom nag mais ku yaakaar ne làmb ji dina yomb ci yow yaa ngi nax sa bopp surtout Ama Baldé lu mu gën a entraîné na ko def lu mu gën a mun a root na ko def te xam ne combat bu yaakaar ne dañuy ñëw rek làmb ji jeex mi ngi nax boppam. mais am na ñu ne Modou Lo na def attention ndax li muy bañ la Ama di bëri Modou Lo bëggul ko koy sëkkatal te Ama du la xaar noonu la jàngee bëri foo taxaw mu fekk la fa ñooñu loolu leen di wax. waaw ñooñu li ma leen di wax mooy làmb ji ñu bëri yaakaar ne dañ mun naa gaaw nag parce que làmb la mais man góomu mu gaaw xam nga tax góomu mu gaaw dañoo xaw a neexoo dañoo xaw a tolloo doole te Modou Lo boo ko ëppul doole loolu pour nga gëttangee ko noonu yombul pour nga gëttan ko rek ñëw patampanee ko faa nga ëpp ko doole bu bari ba pare gën ko saay-saay boo ko ëppul doole lu bari gën ko saay-saay pour nga ñëw rek gëttan ko noonu du yomb de. kon daal yow sa analyse mooy xalaat nga ne du yomb kun ci ne yaa mën dañ lay nax. kuñ ci ne yaa mën dañ lay nax parce que Modou Lo bu toll ak yow nopp ndaanaan la de te Ama Baldé mi ma gis ñoom ñaar ëppante wuñ doole dara pour man buñ jàppante. xanaa dooley biir. mais ci gis-gis ni Ama moo gën a diis mais doole nag moom beneen affaire la. waaw xam nga seen. poids ak doole du benn. poids ak doole bokkul parce que combat Eumeu Sène ak Modou Lo bu njëkk bi billahi
suñ kër laa toog gars yi di naan am ma ne leen bi gis na Modou Lo mii ma gis gars yi naan non Eumeu Sène xoolal kii ma ne leen billaay ëppul Modou Lo doole. ba ci combat mu mujj bii def naa ci benn analyse BMTV keroog kii daf maa woo Matar Mbaye daf maa woo ne ma Soundiata billaay li nga analyse lépp am man Eumeu Sène bu teewul sax mën nañu kaa dóor mu daal nii laa ko waxee billaahi man Eumeu Sène bu ñëwee ne day songu Modou Lo ne da kay daan Modou Lo mën na kaa dóor mu daanu parce que Modou Lo dafa intelligent da lay xool te maanaam ni Balla Gaye di bëreeg moom Balla Gaye kese ko mën ak Bombardier boo xoolee Balla Gaye ni mu bëreeg ni mu ko daanee moom Bombardier ni mu ko daanee amul changement parce que boo ko pour doole lu bëri pour nga manipuler ko yombul Ama Baldé def nu yokk entraînement yi teey te xam ne làmb ji am na fu mu koy yóbbu te mu bañ ko xeeb bañ a déglu lu gars yi di wax ay patamee ko Modou Lo du mbër ba ñuy patamee. analyse boobu leer na fi ñuy jeexale ci combat yi rek mooy Bombardier Balla Gaye ndax Bombardier bi mu doonee roi des arènes ci Tyson la ko jëlee bi mu daanee Tyson daan Ibou Ndafa dellu si ñàkk ko ci Yékini topp ci di ci daw Yékini téye ko lu yàgg a yàgg Balla Gaye daan Yékini teg ci Tapha Tine dellu si ñàkkaat ko ci Bombardier jël ko moom it daan ci Modou Lo dellu si ñàkk ko ci Eumeu Sène jël roi des arènes gi waaye moom daanu ci kenn da koo jël rek prochain combat mu ñàkk ko kon mën naa ne daal roi des arènes gëj naa yàgg ci loxo mbër ci Yékini Manga ak Tyson ñoom yàgg na ci ñoom Manga Yékini ak Tyson ñoom roi des arènes yàgg na ci ñoom mais muy Bombardier jël na ko ñaari yoon mais bu ci ne benn combat rek la benn victoire la am dellu si ñàkk ko Balla Gaye bi mu ko jëlee benn victoire la am dellu si ñàkk ko Eumeu Sène jël ko amaatu ci victoire moom da ko jël rek prochain combat mu ñàkk ko Modou Lo nag fi mu ne moo ko doon jëlaat Ama Baldé nan lay demee yàllaa xam Balla Gaye ne Bombardier bi ma koy ñàkk dama feebaroon Bombardier ne ko nag ginnaaw boo wér nga bi yoon bul lay Bombardier Balla Gaye Bombardier amaat avantage yu dañ ne woon day retraite à 5 ans mais gis nañ CNG bu bees bi ne xalaat dañuy yokk retraite d'âge yi ba 48 ans mais pour résumer rek ak seetal ñi nga digtal ñi nga xamante foofu la situation combat boobu toll Bombardier Balla Gaye lan ngay wax ñu lay seetlu xam naa mooy analyse bu mujj bi nga may defal ci combat yi buñ dellu seet dañuy daal di tëj ndax waxtu waa ñuy bëgg a xoj. waaw combat boobu Bombardier Balla Gaye analyse bi ma ciy def mooy Balla Gaye na xam ne Bombardier stratégie moo koy daan ragalul am na doole am na fit Bombardier stratégie moo koy daan du da ngay ñëw wane ko fugg boo ko wanee fugg da lay daan da ngay ñëw naxanteeg moom daan ko boo naxantewul ak moom dina la njatt foo xam ne di nga fa bëgg a génn mu tëla parce que ragalul am na doole ba pare am na fit da ngeen boo xoolee ñu combat yi mu ñàkk yëpp da nga koy nax rek ba daan ko boo ko deful noonu doo ko daan mais boo ñëwee comme ni muy bëre gaay ni bu mën ne bu ma sañoon mu changé ko indi stratégie même boo indee doole bu wóor parce que Bombardier mënul indi doole bopp ko doole mënul nekk da ngay naxante ak moom rek incliné ko rek mu daanul Gris Bordeaux noonu la ko daanee Eumeu Sène noonu la ko daanee ñi ko daan ñëpp noonu lañ ko daanee Yékini da ka daan nax da daan topp Yékini daw ba génn saako yu ñëw bugg see buntu exploité ko dem boo ko deful noonu doo ko daan man moom loolu laa gis Bombardier Balla Gaye comme ni mu bëree bi passé ñëw ne day dox ci kawam na xool stratégie bu mu ko jéem a bu mu ko daanee mu jaar parce que moom daanaanu bëri la te tamit moom lu mu bëgg rek day ñëw def ko mais daa am combat yoo xamante ne faa nga teg stratégie. wax jërëjëf loolu am na solo xam nga Bombardier it Reug génn na ci MMA Bombardier gis nga adversaire bi la war a dajal ci MMA ñoom ñaar ñoo war a compétir fii nag moom même su njataak ñëpp dañ koy ñaanal adversaire bi la Bombardier war a dajeel Reug it mi ngi waajaat moom it beneen combat MMA kon moo lay wan ne mbër yi non seulement ñi ngi toog di xaar làmb ji ndax yombatul nga gis VIP bëre ñetti combat wala ñaar ci benn saison li ci benn combat rek ngay bëree au moins ak MMA bi am nañ beneen opportunité pour génn wanewaat li ñu man ci beneen discipline kon combat bi la Bombardier di waajal ñëpp ñi ngi koy ñaanal pour mu réussir ko yàlla may ko ci ndam bu ko defee nag digganteem ak Balla Gaye dañ naan que le meilleur gagne mais bii nag
waaxlu làmb yëpp dañ koy ñaanal ndam fii si gis beneen buntu ubbi gis nañ rëg-rëg gis sa doomi ndey Siteu gis Bombardier moo leen ci jiitu ñu gis Rocky Balboa mais gis nañ bëri yu bëri ñu ngi jëm ci MMA bi lan nga ciy wax ak yow est-ce que yaa ngi xaar pour def MMA champion. waaw di ñaan yàlla rek yàlla nañ ci yàlla boole parce que sport bu ñu neex la tamit waaw di ñaan yàlla ñi ci nekk yàlla nañ ci dem ba bokk ci ñi koy def ca kaw a kaw. Bombardier tamit di ko ñaanal ci combat bii mu jublu yàlla na dem sedd comme ni ndox waaw parce que moom ku baax la parce que ñoo bokk groupe WhatsApp moo gaa yi ñoom Gris Bordeaux gaa yi ñoo bokk groupe waaw wax dëgg yàlla mu nekk nit ku baax nit ku dañ koy ñaanal rek. comme groupe bi ni ñu doon ñaanalee rëg-rëg ak yaayo yëpp mu dem yàlla may ko ndam moom tamit noonu lañ koy ñaanal parce que ku baax la chaque jour ci groupe bi lay nekk di ñu conseil dañuy waxtaan di mbalagante nice amul benn problème di ko ñaanal yàlla na gagné combat bi ba am yeneen combat yoo xamante ne waaw ba mu ñeneen mun cee gis seen bopp di ñaanal tamit làmb ji tamit gars yi tamit bu ñu xamee buntu bi tamit ñu wax ni buntu bi fu mu féetee tamit parce que bëgg nañ cee dugg parce que làmb ji waaw nañu wax buntu bi fii la féetee ñu dem taxaw ci buntu ba. waaw jërëjëf lan ngay wax l'an 2000 moom la ñuy tàggatoo lan ngay wax l'an 2000 ak làmb ji situation bi mu toll lan ngay wax l'an 2000 bu ko defee nag ñu daal di jeexal sunu émission. l'an 2000 li ma ko wax mooy na ñaan yàlla rek état bi Matar Ba gaa yooyu ñu jàpp ci làmb ji ñu mën a bëri parce que affaire yi métti na ma xam naa ne métti na ci côté métti na sama côté mais nañ ñaan yàlla rek. état bi defar affaire yi yàlla defal ko jàmm ku baax la moom it yàlla defal ko jàmm mu ngi waaj rek man tamit maa ngi ci wàccaay xam naa moom mu ngi ci wàccaay yi waaw di ñaan yàlla may ma ndam ci kawam nag waaw loolu c'est ni làmb moo doy waar di nga mën nit fuuf mu daan la gars yi duñ ko xam di nga mën nit fuuf ñëw bëreeg moom parce que bëri na sama làmb ji pas yenn saa da ngay ñëw sa xel fattu. pour tudd l'an 2000 nga ay man di ñu daan la mbaa xalaatoo daan loolu sa fan si bu ñu ko déggee neex na wala jëmoo ci moom. làmb ji passé ñu bëri dañ ne ma da nga waroon daan Kewel par force mën na leen làmb yenn saa yi di nga ñëw sa xel fattu loolu day am du da nga tële sax du dara mais sa xel day fattu Balla Gaye Gris Bordeaux ñëpp dañ ne woon Balla Gaye bu ko jàppee mu jeex mais keroog xelam dafa fattu est-ce que làmb day toll foofu comme bu tollee foofu te Kewel tamit ndaanaan la làmb day toll foofu di wax ne làmb yii di ñëw nag nañ xam ne waaw daan la moom par force l'an 2000 bu yóbboo mu luxus naaw ci kaw def lu ne waaye bu ñëwee moom ci suuf la jëm bu naawee sax ñu kafte ko te dugal mu yegg suuf ñu doog ko kiiwaat. waaw léegi sa kàddu gu mujj ndax sa émission jeex na ginnaaw bañ ko rafetloo yow suma fiis nga yow xale bu yaru nga dañ ne sax sa yar googu da nga ko yóbbu ci làmb ji léegi moo tax mais xam nga li nga def ay 14 combats am na ñoo xam ne ay 6 combats la ñuy def rek di ñoddi ak star li ma naan champion ak suq bu neex la du benn mais ba léegi yaa ngi ne dégg ne benn page laa ubbeegum mais sa kàddu gu mujj mais kontaan nañ ci dalal la woo la nga ñëw nangu invitation bi pour ñu waxtaanee làmb. waaw Maxi yow la ñuy sant di la gërëm di la wax. yow moom mun na ne làmb ji loo ci bokkul baaxul parce que boo xoolee xale yëpp yow la ñuy déglu parce que boo waxee ci làmb li ngay wax daanaka bu dee 100% la 99% yëpp wala 100% yëpp dara du ci dañ parce que da ngaa dund làmb xam làmb ba pare nekkoon mbër li ngay wax ci làmb yëpp amul kenn sa génération amul kenn ku la ci gën a xam làmb bokk ci liñ xam moo tax xale yëpp yow la ñuy déglu man de wax dëgg yàlla bokk nga sama référence sama combat yi passé ba nga ñëwee am nga li ma wax. te ba ma demee toog dama xam ne li nga ma wax dëgg la toll na foo xamante ne tamit làmb ji moo demee woon noonu ma comprendre xam ne juum naa ba mu ñëwee ba seetaanaat sama bopp mag si damaa rus billaa dama ne non xoolal ma lii rek kii baru ma woon sax am ak moom une minute mais gis nga mais xam nga rek am na loo xam ne dalay jàngal waaw di wax ne erreur la rek maa ngi koy jéggalu ñëpp mag si di la sant di la gërëm di wax émission bi ñëpp a ngi koy suivre man de saa yoo dugalee dama koy suivre incha allah kay jërëjëf. waaw ñi ngi lay ziar noonu rek lañ koy jàppee te moom sama fils la xam nga ñoom sama fils lañu man làmb laa faral man ku takk ngem su ma sañoon nga jariñu noonu laa koy toppee ak ñoom am na ñoo xamante ne nag dañuy am complexe su mbër waaye man di nga daan sax ma critiquer la ne la daan nga mais ni nga bëree baaxul da nga match niil ma ne la baaxul boo daanoo sax ma ne la da ngaa juum rek mais ni nga commencé woon baax na mais làmb boo juumee daanu kon man mbëri feesuñ sama bët ku ci ne dama lay wax dëgg rek ndax yaa moom succès bi yaa moom xaalis bi yaa moom tàcc yi li ma ci am rek mooy wax la dëgg bu ko defee réew mi jëm ca kanam kon noonu rek lañ koy toppalee
ci site bu mag bi di Sénégal 7 émission bi mag bi di Max Lamb maximum de lamb kon rek fii la ñuy tàggoo di gërëm nag sama fii si ma àndal nga xam ne ñoo ne ci caméra bi ñoom l'infatigable laa leen di wax boo leen coupé rek ñu daw ñëw. sëñ Cheikh nee na lu mënul ñàkk faa mu am te nee na ku yokkul yaa wàññi te nee na lu am rafet su amul woon mën naa ñaaw lay des sar waa jërëjëf xam na fiis ñoom dañuy wolofal xam nga Maama Lamine léeg-léeg mu ne fiis kuy waaraate war gaynde doo bëri mbooloo xam nga ñoom ay naanaan lañu samay fiis lañu ñoom dañ may sëkkatal lu ma wax ñu suul li mu wax léegi nag dama ci nii le grand champion Yékini ndax nee na li ma naan montre baax yëpp bokk heure nee na ma père li tax ma kontaan ci yow grand su may déglu sa reportage même bu dee rajo day mel ni maa ngi seetaan làmb ndax yow li am yëpp ngay wax kon daal ñi ngi leen sant leen gërëm di gërëm sama fils yi ne ci caméra bi nga xam ne ñoom macha allah dañuy dem ba jeex kon daal ñu ngi leen di jox rendez-vous ak beneen numéro ci émission bu mag bi di Max Lamb maximum de lamb ñàkkoo teewlu wóorul jërëjëf maa ngi leen di béggee ba beneen yoon. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.